be juberlal be kontonaron kayitandal la ko be indep media la jube kan min tembola annal badi malam Serif Konte mbale brikama marché le kono yin tembola kaje ko authority masakunda la mol millialon ko wolle marata ñing demolition exercise wala ko la national road authority aning security official milke ay dandan ni kata la activity sola la exercise wala ñin tembola wala bale brikama marché kono ka mol min yalon ko ida pus tiollem ani milkatare silo kan silo dandan wala ka wafiro ke ñin tembola ke muta inila bagasol ke pak sa betum be katala nyaata doron ka ay tandalla membe kerinjang ateyin tembola wa itoni do Umar Touranti and student ol fananti okay and this is the first time also speaking to media ñu na signa flor ka dia media e mu gambian olti okay wulu rajene okay but ñi mede kala jen the government have been doing this ñi mede kala jen this has been now 2 years the government is on this trend government is doing this and during those 2 years every day the government na rajan ya jele pour soutenir mil modaja modo do hena jana wotagal yo mutal faka pare and this have been happening ñi sanji fala de saba kekan and Juma, who is authorizing them? Intella believe, inte personally, intella believe in what Adam Barrow is symboli la kanyinka. That's what I believe. Maybe it's part of the law. We have seen Fenka Jalaba Diam King Kole Bafukan Silo Yentabula. That's fact. Umutonya Silo Yentabula. But now, every day, every month, at least twice or thrice, they will come. Ninate push still muta motor fleo fund, motor sabayo fund, yo summer. Every person will have to pay at least $5,000 or $1,500. That's a fixed amount. You have to pay $1,000 or $8,500 Joe. We made a killer sign, Sanji Full over Kiri. Or $2,000. Sanji Full over Kiri. You can't forget about Senegalese Badandikan. But they are not doing this for the Senegalese. They are doing it to the whole country. And we are all suffering from this. And we are students. Living in this country, we are graduated and we are here struggling for ourselves. Next year I'm supposed to start my UTG, inshallah, if at all I get admission, inshallah. Next year I'm supposed to start my UTG. I will not be here. So you coming here also to do this business? It's just to help myself and my family. But next year, inshallah, I will not be in this market. Probably if I get admission to the UTG, I will go and study what I'm supposed to study. But now, imagine that what is going on in the Gambia here, what they are doing to the people. Okay, now assuming now they come for the people, those who are standing on the road. Why are they only holding? Why are they push to steal the Mamudaga? When they push to steal the Mamudaga, Silo Jibe, more fell firing Silo can tap. It are down that more firing Silo can tap. But why are they push to steal the Malamudaga? Be not push so bagazo and be a Ningal and Boto like an island to do a motor motor. But the more I push so balatron, Mutala. So in the government, especially Adam Barrow, let him try and do something. They can do something. The government can do something. They can create a lot of things for the people. They can do some. This is not the solution for the government. This is not where governments will earn their revenue. This is not new governments of Fenjamakeno. Porque diningol mako. Ngamele kunukun demonstration okeda. Minister of Youth and Sport Youth and Sport. Minister of Youth and Sport should help the youth to grow. To come all mako inga Fenkeno. But niye marse kono jibe. Gambe no family be wafiro jan killing. But we are all here. Senegalese bijane mbadingol anu signol. Fonsa nyo mako. But silo wanyenta bulele. Silo wanyenta bulele. Banda coming for science time. We concern for my main concern is that okay, government is receiving money. If kodo taka sanji fula sai kodo taka nyilbul. Kodo bitaka muntole. That is my main concern. Kodo bitaka munt. Anu fo kodo bodunka mol banko dingol na falda. The other thing also, if at all they have a problem with us who are selling or who sell member wafro, let council stop collecting money from us. The more bonding marse kon. Ya fako push stay by marse kon. Ala bo marse kon. Na marse bule, that's all. But every year kela push so jole. Every year, last year 800 ngolo jo ila lansino ila push so annually. So that is different from everyday daily ticket that you are paying. So we have been doing that. Nko wakele. Ni adra council ya lonko nta wa fero kala no sila danangol ikona kala pusu still la kodo muta e mol bula wala mol bondi marché kon. That's all. No to la lay wona Madi Cissé way wa Madi ana yow lu xew dañ jël sa bagage yi wala dañ jël sama ba man dama pago pare pour wara dem julli ji juma fu mu ko dugal la fekk ñi génné ko ba pare ñom ñoko poussate mbop andi ko fi ci biir store bo ko dugal ci biir fu mu ga dé pa fofu leen ko jëlé ñi génné ko fofu non waaw dañ ñu ko ambalé yob ñi génné ko fofu non jël ko yobbu man nak sonu na man doomi Gambien pire la sonu na waaw njobot la amé fini nek sa rew man la liggéey rew yeneen rew yu ma nekkon sax ñoma gëna liggéey ma nekk sama rew waaw
affaire bi métti na ma bu baax a baax métti na buñ foog ne Sénégalais rek wala étranger rek ñoo nekk fii doomi Gambie ñi ngay ñafe di liggéey chaque jour ñi ngi xëy di ñëw ci marché waaye amuñ jàmm ci marché bi at bu jot den def fay itam sin lañ sin pousse yi nii man daaw fay na waaw ba bu set da nga daggaat juute ten dalasi da nga dagg juute ten dalasi seetaloo na te nga nekk sa doomi réew amula jàmm sa réew noo tudd mun ngaa yokk sa baat waaw yow sa ban façon bagage lañ jël ah pousse fan lañ ko jëlee si building yi Sonko jëlee building inside the building inside yes boo foofu nekkul place bi nga doon jaayee te du non time boobu of naa man dama gën soo ma ñëw fekk gars yi nga ñëw fekk gars yi already yow jaayoon nga ba pare dama demoon nekkul ne comme dañ la gis after nga daw dugga fa non dama fekk pang na ba ma génn ma amoon soxla fee si Johnson Sagnang soo foofu la ma gars yi call ñu ne ma ne sa suuf gars yi jël mii nii dañ bugg dugga si biir building bi waaye jël sa pousse bi waaw yee soo léegi bi nga ñëw nga try pour wax ak gars yi lan lañ la wax bi ma ñëwee dama wax ak ñoom ñu ne ma ne il faut ñu dem ci police bi soo den léegi laa jógee ci police moom am na fi ko bu génne foofu mu ne léegi bagage yi fay lañ koy jëlee yóbbu Kanifing waaw léegi nag dafa am information bi ma dégg moom laa bëgg a laajte Diallo parce que gars yi ñu ne dañu wax ne comme bagage bi balaa ñu ko bàyyi Monday la dañoo bàyyi bagage ñu ne Monday la ñoo bàyyi bagage léegi moom laa ñëwoon pour laajte Diallo ndax loolu lu am la wala dé la man lañ jaay pour son Gambia su ma posé foofu la ko gars yi jëlee so man dama xamul léegi loolu naka la dugg ba si biir kër yi dañ gars yi dañ dugg ba si biir kër yi ñuy génne bagage yi di ko ici di ko téye waaye yow fan nga dee jaay exactly man dama dee rawoon si yoon yi waaw yow noonu tudda man maa ngi tudd Omar Ndiaye Omar ban façon bagage la gars yi non suñu bagage yi man Kova laa dee jaay fii si biir Kaama mais Kova mobile mais liñ gis fii dafa métti trop because ñun ay Sénégalais lañ dañoo bàyyi suñu lépp ñëw fii pour daan suñu doole pour am dara yaa ngi understand kon bu ñu ñëwee ñu aay ñu yoon bi te joxuñu feneen fu ñu liggéeyee loolu dafa métti yaa ngi understand so ñu ngi woo suñu leaders because we have leaders in Gambia yaa ngi understand loolu so dañoo bëgg seen ban leader suñ leader yi nga xamante ni ñoom ay Sénégalais lañ ñu ngi nii ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite fii si Gambia moo nekkal suñu ambassade ak keneen lii nii tey bu fekkee ni gars yi mën nañu see xeexle ba nga xamante ni yegg na si suñ leaders yi nga xam ne ñu ngi Sénégal moo xam suñ premier ministre Ousmane Sonko wala suñ président Bassirou Diomaye Faye mu ñëw dimbalañu si lii because ñun ay doomi Sénégalais lañ te bépp country boo dem tey am na ay doomi réew mi yoo xamante ni ñu ngi foofu boo demee tey Sénégal am na ay Gambien yoo xamante ni ñu ngi foofu di liggéey di am jàmm tranquillement yaa ngi understand ñun every time dañuy nekk fii suñu xel du dal yaa ngi comprendre dañuy maanaam suñu xel mosul dal every day yaa ngi toog tey nga dégg ñu ne gars yi ñu ngi ñëw nga pak sa bagage si dem toog si dara te gars yi du ñëw sometimes da ngay toog sax nga yaakaar ne gars yi du ñëw ñu jël sa bagage si yóbbu la ñu ne da ngay fay 2000 wala 1500 nga nekk foofu sometimes sax ñu charge la 2000 wala 1500 nga fay $1000 wala 800 whatever yaa ngi understand nga jël sa bagage nga dem so loolu bu ñu amee koo xamante ne mën nañu see dimbale ba xamante bu fekkee dinañu jox fenn foo xam ne dinañ fa mën a toog jaay ñu dimbale ñu si loolu moo gën lii métti na trop. so yow fan nga dee jaay exactly man maa ngi jaay fële si Gunjur Johnson bi laa nekk. si Johnson bi nga dee def si Johnson bi laa nekk fu ma nekk di jaay jotewut ak yoon bi dara yaa ngi understand so ñun ñi ñëpp fépp ko képp ñun ñëpp am nañu xel ku nekk fi nga taxaw xam nga ne fii nga taxaw nii jotewut ak kenn dara mais lu tax ñu taxaw buñ sañoon tey ñun ñëpp ku nekk da ngay am sa place toog foofu di liggéey yaa ngi comprendre yaa ngi understand li ma lay wax so mais doole jotul ku nekk am sa sob so lu ñuy xos di daan suñu doole bu ñu mënta dimbale bu ñu mën a dimbale ci loolu bu ñu si mën a dimbale dañoo war a xoolal nañ ñu jàppale mais waruñ di ñu yàqal wala ñuy teg loo xamante ni so message bi nag maa ngi ñaan yow mi nga xam ne yaa teg site bi fii fekkee mën nga koo jàllale ba ñeneen ak ñeneen ñu bëri mën see jot ñu soxla nañ dimbal fii si biir Kaama ak Serekunda ak feneen bépp Sénégalais boo xam ne yaa ngi liggéey soxla nga dimbal ci lii. ok noo tudd man maa ngi tudd Saliou Ba. waaw. ok bàyyi ko Sénégal. ofto li maa ngi ñaan dépp dañ si sa bagage wala. man waaw dañuy arrêté sama bagage. ban façon. ay saf-safal. ok. maa ngi ñaan aussi tamit dépp ki nga xamante ne yaa ngi biir Sénégal. en fait nekk comme ambassade wala préfet wala leen nga jàppale ñu tamit nga wax ak la majeure des parties en fait jàppale ñu si lii quoi parce que ñun sonn nañu. Inspector Diallo. Inspector Diallo. The team leader of Operation Clear the Road. As you know, we have Operation Clear the Road that began on the 19th
October 2023, and you have the first phase of it, that is the demolition aspect, where structures were put illegally and they were all demolished. At least the road and its corridor to be free for road users. And today we are in Brikama. As you know, this road is blocked from here to the police station, and there is a diversion. Secondly, there is a road. This road is the road that is linking to the hospital. But normally vendors come and sit on the highway, obstructing the whole traffic. Even an ambulance to pass with a patient is always an issue. We come here back in September 2024. We were taking on a tour with Commissioner King Colley with the council, who show us places in the market that are empty. As you can see, most of these barrows owners, they own a place in the market, but they prefer to leave that place in and come and sell on the street. So we take a series of sensitization, talking to people about this and urging people to stay away from the road so that the road users can use the road freely, and it's for their own safety, because vehicles and motorcyclists are the one using the road, and this can fail at any given time. So if a vehicle fails a brake and you are within how to call it, range, the vehicles can reach you, and if that's so, accidents will occur, and if that occur, injuries will come. May God forbid, unfortunate circumstances can happen. So we are urging everyone to comply with this, and please to allow the road to be free for road users. At least people access to the road, because government never built a road for business. They build road. Yeah. So meaning you are enforcing the operation that you have started sometime last year. Exactly. But basically, if you look at inside the market or around the market, there were places that were damaged, that were destroyed before, and we've seen people coming back to those places again and then construct them and continue selling there. What's the exactly? thing? Because if you this road. Around that end, okay. I believe you can see shops that were destroyed before. Yes. Again, people they were constructed. That's why we are here today. We asked them to stop the work because we were here to demolish. We asked them to stop the work, and they are engaging the authority about it. Because if I get it right, you are referring to this building at the road that leads to the hospital. At the fence of the church, isn't it? Yeah. Yes, that's why we're here. We're here to stop them from erecting. So these shops that are currently being on construction right now are also part of the spaces that are going to be destroyed again, or of course again. Of course. So meaning they're just constructing it, without permit and without you directing. Exactly. All right. Yeah. All right. We here for that. Notwithstanding, we found a lot of cement, and for avoid destruction of property, because we are law enforcement bodies, and our mandate is to protect life and property. We asked them to stop it and stop the construction immediately, because this place is going to be demolished. In as much as we concerned, we didn't see any documents that warrant them to erect the building. So who is directing them to do this construction? I believe somebody must tell them, come and build this. Anyway, they said it's a land that belongs to the Bulunda, but authorities have been engaged about it, and I believe they will come to a solution. Later before Monday or on Monday, inshallah. All right. Thank you very much. You're welcome. Notula? Mga yo kasabat? Wala. Yo saban.